société bi ñu nekk nii da ngay gis koo xamante ne paa la suñu nee ñaareel kii la takk doom yi sax koy mag te loolu parfois ñoom dañu dul xam ne seen doom yi ils sont gênés suñ la ko waxul tamit suñ la ko dusee ils sont gênés ndax war na on admet dañuy wax li imam wax dama koy waxaat de li mu def dafa lu takk ñaareel est-ce que takk ñaareel daraa ngi ci am déet dafa lu takk ñaareel foog naa dara nekku ci waaw mais lan mooy problème bi waaw problème bi mooy nu ñuy takkee ñaareel c'est-à-dire loolu la c'est que problème bi yëpp du polygamie de polygamie baax na gaa macha allah amul lu ko gën a baax yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp te moo ñu jagleel polygamie mais nag ñun dañuy def polygamie parce que yàlla dafa teg si ay charte si ay conditions la polygamie mais ñun nag malheureusement charte yooyu ak conditions yooyu ñun si la ñuy gëmm teg ko fële xool li nga xam ne moom moo ñu arrangé parce que yàlla wax na si polygamie bi boo mën a respecter conditions yi nga xam ne surtout yemale gi bu ci dugg te gars yi fii duñu yemale Modou Fall c'est un cas exemplaire Modou Fall takk na Bintu bàyyi njabootam dem toog si kër ñaareelam toog foofu di def naka sudul noonu kooku yemalewul ba muy tax Bintu lan la ko proposé Bintu da doon jàng léegi mu nekk léegi dem lay génnee école léegi chaque fin du mois dafa signer un contrat muy jox Bintu 50 000 dégg nga pour mu bàyyi et pourtant joxul ki nga xam ne mooy Ramatoulaye 50 000 donc moo du tourné waat yóbbu waa mais bu ma déggee sànq da nga ne mu da koy jox xaalis pour mu bàyyi jàngam bi pourquoi il s'inquiétait tout simplement sur ses études pour mu continuer ko parce que sànq junj nga ko nee nga par exemple paa yi bu ñu takkee ay ñaare yoo xam ne dañuy tolloo ak seen doom seen doom yi mais bien vrai dañuy gêné wu te foofu lu tiitaloon Modou xamoon na ne par exemple Bintu moromam bi duñ ko baal le fait que moom mu dem marié wu ak un vieux bu mel ni Modou Fall donc critique yi ça allait venir sur comment dire sur Bintu xam nga élève moom ak école moom seeni wax te takk bi dafa defoon un tollé un boom donc à Dakar ba tax na loolu taxoon nag Modou extirpé wu génnee Bintu fi nga xam ne moom mooy école pour rek mu mën a rëcc si critique yooyu nga xam ne ñu ngi doon ñëw si moom ba tax na mu ko doon fay 50 000 chaque fin du mois rien que rek mu toog bàyyi jàng mu tourné waat yóbbu waajuram bu jigéen yaay Bintu jëndal ko billet Makka est-ce que jëndal na billet Makka Samba Alar non Samba Alar et puis encore doomu yi nga xam ne ñoo ñooy doomu Bintu yi bu ñu doon dem jàngi lu leen di yóbbu oto bu doy xepp moo leen di yóbbu oto bu doy xepp moo doon yóbbu seen doom yi bàyyi këram bi njëkk fa or que Ramatoulaye 12 doom yi bu ñu doon dem école ñu ngi wax si livre bi ndeysaan da ngay gis dañuy teel a jóg fajar Dakar di ko ñàkkandi si car rapide yi buuxante fii dugg car rapide taxaw et cetera au moment où ñële ñu ngi doon doxantoo ak seen oto bu tooy xepp mais bu ñuy dem marché sax oto bu tooy xepp moom moo yóbbu Bintu wala Dambel mère mu dem marché ñëwaat donc pour ñu wane ne fii que yemale bi existé wul woon amul woon entre li nga xam ne moom mooy ñaareel bi. te aussi y a l'abandon de sa première famille. abandon bi moom boobu ci gën a doy waar lépp. donc ça c'est la pire des choses. bàyyi sa famille au détriment d'une autre personne. donc là vraiment loolu moom c'est pas li nga xam ne moom la ñu xaar ci góor. donc cher internaute comme ni ñu ko waxee rek yéen ci 24 médias dañu suivre ci seen émission bi ñuy wax Art Expliqué ki ñu ci àndal tey rek muy monsieur Sène ñu nekk ci roman bi ñuy wax une si longue lettre dégg ngeen bu baax ni ko monsieur Sène expliqué. kon monsieur Sène si li nga mujjee wax nii rek bu ñu ko déggee bu baax on peut dire que si l'élève par exemple a un sujet par rapport à tout simplement la polygamie il peut se référer sur ce roman-là qu'on appelle une si longue lettre parce que vraiment il y a des idées qui émanent tout simplement de l'auteur yi nga xamante ne mën na régler tout le problème mën na indi aussi jixi jaxa ce qu'on appelle une pensée étriquée ci ki nga xamante ne xamul luy polygamie mais moom il ne dédaigne pas ce qu'on appelle elle ne dédaigne pas la polygamie mais la manière dont les hommes font la polygamie. Très bien loolu dëgg la au cas où livre bi y a pas de quoi elle peut servir d'exemple mun dimbale élèves yi mu illustrer sur la polygamie parce que Ramatoulaye wax na ko nee na polygamie garaaw amul problème mais c'est la manière bi nga xam ne ñoom la ko góor ñi di ko utiliser mais di ko jëfee moom moo doy waar mais bu ñu doon respecter rek li nga xam ne l'islam loolu wax ci la polygamie kon coo du am ñu pas yi nga xam ne par exemple ñoom ñu ngi doon respecter la polygamie wala couple ñi nga xam ne ñu ngi respecter la polygamie seen kër mais coo amul da ngay dugg si kër fekk fa ay polygame mais doo xamee sax diw moo jur kii kee moo jur kële doo xamee sax kii mooy yaayu kële kii mooy yaayu kii parce que foofu yoon dafa am déggoo dafa am yemale dafa am bu ko amee rek jàmm day am si kër gi mais yemale boobu bu amoon rek souvent ay répercussions lay jur donc bu baax dégg nañ loolu noonu bu baax waaye it di ndokkeel aussi ki nga xamante ne mooy Ramatoulaye
Ramatulaay parce que wane na foofu responsabilité du fait que dégluwul doomam bi kanam tasa sa sëy rek ndax plaisir moom xam na fi mu jaar xam na luy jëkkër di ko gërëm tamit ci le fait que mu mën a teniraat sans déglu kenn famille boobu noonu mais it waxoon nañ ne Ramatulaay am na ki ñu doon bind ki ñu naan Aïssatou moom tamit nga waxoon nga ne Maodo moo nekkoon jëkkëram te Maodo xarit la ci Modou Fall su ma déggee bu baax Maodo moomu noonu laay laajte ak Aïssatou moom seen mariage ba bokkul ni comme bii rek. waaw très bien Moussa. ki nga xam ne mooy Aïssatou ak Maodo. seen mariage aussi am na problème jur na problème. et mën nañu wax ne Aïssatou sax moo si njëkk. Aïssatou moo njëkk am ay difficultés xëy na peut-être ak mariage am. donc fii dañuy rappeler rek Aïssatou elle est bijoutière tëgg la donc tëgg la. Maodo ba. De l'autre côté yaayam elle est Dioufène descendant donc des Guelwaar di Jaxaw Siin bu ñu ne Guelwaar rek dañuy penser directement dañuy xalaat rek le sang royal donc buur yi kon yaayam Linguère la texe bi yaayam Linguère la donc descendant de Guelwaar donc bu ko defee nag Maodo ba noboon ki nga xam ne moom mooy Aïssatou la bijoutière Aïssatou tëgg bi donc foofu xam nga fii Sénégal moom am na ay réalités yoo xam ne daf fi nekk daf fi am donc yaayam musul accepter aussi la société ñenn si la société duñ ko accepter duñ ko nangu ko par exemple ku nekk tëgg un casté par exemple si di marié avec beneen ethnie koo xam ne elle n'est pas non casté comme tey Aïssatou bijoutière la Maodo ba descendant de Guelwaar yaayam mënul woon accepter que Maodo descendant de Guelwaar puisse se marier à une bijoutière parce que day mel ni Maodo dafay wàcce bopp très bien wàcce boppam. maa ngi dégg bu baax si way lire bataaxal bi. ci page 31. mu ngi fay wax naan ni la griotte porte bonheur muy géwël dina indi bànneex. mu ne ko mais waaye une bijoutière ki nga xamante ne tëgg la elle brûle tout sur son passage comme un feu de forge maanaam moom lépp lu mu gis rek day yàq day dem. kon ñun idée yooyu noonu yi nga xamante ne lu ñu naan problème mu caste bu ñu déggee caste foog naa mooy lii su ma juumul le fait que duma marié ak diw ndaxte tëgg la duma marié kon ki nga xam ne mooy taalif téere bi ñi naan Mariama Ba indi na lu am solo loo xam ne ba léegi ñuy wax ni ñoo ngi koy dund muy géer war a takk géwél est-ce que loolu du indi benn xam loo xam ne day entraver tamit nit ñi day tënk nit ñi ba léegi ñun dootuñu am liberté voilà. waaw loolu Moussa pour ñu comprendre ko foog ñu jël un recul. parce que société bi il y a très longtemps société bi moom moo bindoo woon noonu. donc la société dafa classé woon par classe la woon. donc ñi nga xam ne ñoom ñoo considéré les castes. ñoom lañ doon considéré les classes inférieures. donc yooyu mooy tëgg yi mooy griot yi mooy lawbe yi mooy ñi nga xam ne en tout cas ñi nga xam ñoom ñoo appartenir tout ce qui est casté. ba tax na loolu c'est des réalités yoo xam ne surtout fi Sénégal mu ngi fi am mu ngi fi existé ba tey dindi ko fi nag dama ne du mën a nekk de waaye xam naa lu jafe lay doon waaw lu jafe lay doon parce que ay croyances la ay gëm-gëm yoo xam ne nit yi dañ ko gëm te dafa ancré wu si ñu waaw léegi nag li nga wax xëy na peut-être souvent waaw dina entravé parce que liberté moom buñ ko waxee rek dinañ xëy xalaat ne ah nit kat en tout cas bu fekkee yow loo bëgg a def rek nga def ko texe bi bu nga teg ko si yoon na nekk ci yoon bu ñu concevoir foofu par exemple tey su ma noboon ab griotte ñu ne ah du mu nga tax xëy na peut-être dinañ entraver à ma liberté mais en tout cas loo xam ne métti na trop mais avec la nouvelle génération gis nañ yoo xam ne parce que woykat yi ñu ngi koy wax amul géwél amul géer mbëggee la am boobu maîtriser nga ko amul géwél amul géer mbëggee la am donc ci noonu nu ñu mujjee ndax Maodo da koy takk ji ci yaayam lu nga xamante ne d'accordu ci parce que nee na moom doomam du nangu mu takk tëgg ndax moom day dëgëranteeg moom bopp dem takk ko ak su ko takkee yaayam nan day réagir. très bien donc Maodo malgré que yaayam musul d'accord mais Maodo va arriver à épouser Maodo dina takk ki nga xam ne moom mooy Aïssatou même yaayam bu d'accordul woon tamit en tout cas Maodo takk na Aïssatou mais nag takk Aïssatou taxul tamit yaayam d'accord yaayam musul d'accord que Maodo takk ko léegi yaayam day jëm a ut beneen plan un plan B boobu mënu si dara maintenant la moo des un plan B mooy lan moom day utal ki nga xam ne moom mooy Maodo Ba ñaareel boobu moom mooy kan kooku turandoom la petite Nabou donc yaay Maodo mu ngi tuddoon Seynabou Diouf tante Nabou dans belle-mère léegi bu Maodo bu mu mari ak Aïssatou ñu ngi si kër gi di dund un jour Seynabou Diouf
ne day dem jaxaw seeti frère am la famille royale donc dellu seen dëkk jaxaw dans le Sine foo nga xam ne dëkk cosaan la bu mu demee donc seet mbokk yi léegi bu muy ñibbisi nag si la wax grand frère am un frère am Farba Diouf bu fa des mu nekk man kat su ma sañoon nga yëkkati kenn si sa xale yu jigéen yi nga mayoo ko comme ça su ma demee mu may wéetali di ma jàppale comme man damaa xaw a mag si noonu nag la Farba Diouf yëkkati nga xam ne moom mooy turandoo Nabou daal di ko jox léegi mu ñëw ak moom Dakar bu mu ñëwee xale bu ndaw la woon mu nekk si kër gi maag ak ñoom Aïssatou ak ñoom Maodo yëpp ndeysaan ñoom Aïssatou sax ñoo ko doon toppatoo ay jàngam yëpp scolarité bi ñoo si doon jàpp bu mu def formation ba nekk sage-femme d'État bu mu nekkee sage-femme d'État nag ba nekk jigéen nag ba mat a sëy nag léegi nag foofu nag yaayu Maodo doon xaar Maodo nekk nag dëgg tey moom dem laa soxla ñu waxtaan mu ngi fàttali nekk en tout cas nijaayam moo ko joxoon Aïssatou mu yar ko waaye nag dëgg pour ma delloo ko njukkal ndax nu mu ko mayoon Aïssatou mu yar ko xam naa ne moom dëgg Maodo leen rek la mun a def mu daal di takk ki nga xam ne moom mooy la petite Nabou yemu ca mu nekk nag boo ko defee dina baax trop parce que nee na bu ko deful en tout cas moom dina ko naqari du yem sax si naqar parce que nee na naqar autant pour moi gàcce moo gën a gaaw a rey que sax feebar ce qui veut dire que donc soit dañ koy takk ma dund boo ko taxul ma dee loolu la ko bëgg a wax moo koy wax ci page sooy xool 35 naan ko un beau jour tante Nabou convoqua Maodo et lui dit mon frère Farba t'a donné la petite Nabou comme femme pour me remercier de la façon digne dont je l'ai élevée. Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai jamais. La honte tue plus vite que la maladie. kon loolu leer nañu de léegi nga ñu xuusandi foofu parce que lu am importance nga wax foofu noonu yaa ngi naan ki nga xamante ne mooy jabaru Maodo moo ngi doon dimbali ki nga xamante ne mooy xale bii di Nabou ci ab njàngam dimbali ko jàppale ko moom xelam xam naa ne mës ta daj ni kii mën naa xëy bëgg a doon sama wujju benn jour te est-ce que yaaya Maodo tamit xamul ni kii nii su ma ko utaloon wujju rek dina bàyyi sëyam di dem nan la mujjee foofu waa léegi Maodo bu mu taxee la petite Aïssatou apprenait le divorce Aïssatou moom dafa yemale foofu moom Maodo bu mu taxee moom dafa divorcé Maodo sax mu ngi bind lettre di ko naan boo gisee ma tax bindu aw ma pexe parce que sama yaay moo ma ko imposé dugg ne fii génn fii et cetera mais la réponse de Aïssatou moom tàngoon na jër parce que da ko ne man mënu ma concevoir yow boo ma ne dangaa tax bu fekkee dangaa tax la petite Nabou taxu ko rek ndax am ay doom ak moom kese di teg nee na moom je te trouve vil c'est-à-dire moom koo xam ne amul presque amul loo xam ne mu day daw si yaram donc moom lu jëf ju ñaaw la jëf ju en tout cas foo ko mën a natt daal weesu na ko parce que moom mënul concevoir nit di sëy ak nit mbëggeel lalu ko lu dul xëy na peut-être keneen moo ko tax wala ay jur ay comment dire ay doom rek ba tax na moom mu jël ses responsabilités donc mu quitté si la dem nag toogul aussi dafa dem continuer jàngam ba yàlla def mu nekk interprète au niveau de l'ambassade du Sénégal aux États-Unis kon donc foofu bu ñu ñëwaatee en dehors du livre ñoo ngi soulever benn point bu am importance muy ce qu'on appelle le mariage forcé parce que day nuróol ni dañ ma laa forcé ne la da ngay takk jabar te mariage forcé nekk na loo xam ne ba fi ñu wax nii dafay nekk fait boo xamante ne dafa saillant et c'est mu ngi nekk dans toutes les sociétés dans les toutes les couches sociales te est-ce que war na nit rek est-ce que war na nit nga ne ko dama lay choisir ki nga war a takk waaw loolu je pense que ça doit être dépassé war nañ ko weesu si génération bi nii waaye tamit ba tey aussi war nañ si bàyyi xel war nañ si aussi di bàyyi xel gars yi takkal la jabar waaw parce que je m'explique bu njëkk jabar dañ ko daan tànn jabar dañ ko doon ut yow bi bëgg jabar sa daana ko ut sa nijaay moo lay utal sa jabar boo demoon ba jot a am jabar da ngay dem sa nijaay nga ne ko man kat damaa bëgg a ut jabar moom mooy xool par exemple si ka nga xam ne doy na ko si dans la famille xam ne kii fii la soxla ko kii mooy yaayam le plus souvent en tout cas ku ñuy tànn kooku moom elle est de en tout cas de bonne mœurs ku baax lay doon parce que comme ni nga ko waxee sànq jigéen dañ koy tànn parce que loolu dafa am solo waaye léegi luy xew dox daje comme maire yi ni ñu koy waxee dox daje lépp a ngi ci biir waaw lépp a ngi ci biir nag mën na nekk ay côté positif bu fekkee côté positif la baax na mais au cas où nag nga tey bi boo xam ne moom dafa doy waar donc bonjour les problèmes et le plus souvent
cas yu bëri comment dirais-je ay cas yu bëri yi nga xam ne ay couple la yu am problème mais looloo koy jur da ngay xëy daje kenn jumandong nga gis ko nga bëgg ko nga tax ko te xamoo mooy kan c'est pas la personne fan la soqe ko parce que telle mère telle fille loolu la donc yarin bi ak fi nga yaroo loolu yëpp day am solo ma ñëwaat aussi nga wax ma sànq est-ce que tey le mariage forcé waaw mariage forcé loolu doy na waar parce que souvent le mariage forcé aussi loolooy problème parce que ça découle sur ces problèmes day jur ay difficultés yu bëri parce que ki nga bëggul doo ko muñal ki nga bëgg ngay muñal mais ki nga xam ne bëggoo ko kooku doo ko muñal waaw ki nga bëggul doo ko muñal ñu duggaat ci li nga xamante ne mooy roman bi mu am vraiment explication yi leer na nañ man mi comprendre woon sax maa ngi commencé di comprendre li nga xamante ne mooy livre bi ak ci li muy wax comme dem nañ ci kaaw Aïssatou dem nañ te aussi ci kaaw ki nga xamante ne mooy Ramatoulaye léegi ñu jéem a boole benn affaire maanaam le fait que moom bind na ko lettre expliqué na ko maanaam ni Modou demee Modou dem na bàyyi na ko fekk ak ay njaboot mais ci demeenu Modou boobu noonu war nañ faa ñëwaat tuuti xool ndax moom mi nga xamante ne day Ramatoulaye Modou dafa dem mu ut beneen jëkkër wala Ramatoulaye Modou dafa dem moom mu reyante rek di ku nekk noonu di reyante rek moom Ramatoulaye nan du continuer ak Modou Fall waaw Modou après demam ba Modou bu mu génnee àdduna parce que mën naa wax ne génn àdduna Modou ak ñàkk génn àddunaam sax presque day xaw niróo day nekk la même chose pour Ramatoulaye parce que balaa moo génn àdduna dafa geddoon famille am carrément donc bàyyi ko ak njaboot gi muy jóg di daanu moom mooy assurer la dépense quotidienne si livre bi ndeysaan mu ngi raconté sax nu mu doon defee di taaba ba di jéem a joindre les deux bouts nu muy calculer par exemple ak ceeb bi ndax dañoo bu fin du mois njëgu dërin bi et cetera xale dina génn par exemple dem fooy si mbedd bi gaañu Ramatoulaye moom mooy jouer le rôle de papa en même temps le rôle de maman donc foofu aussi da siy am benn njàngat bu ndaw buñ ciy def donc fi ni day wane ne rek par exemple jigéen l'émancipation de la femme donc jigéen mun na accéder à un certain par exemple à un certain nombre de responsabilités yoo xam ne par exemple góor ñi ñu ngi koy def mais bu ñu waxee émancipation le plus souvent dañuy foog ne rek góor lu mu mun jigéen non loolu ay waxin la par exemple foofu dañu mën a war responsabilité góor mun na ko occuper mais aussi jigéen tamit mun na ko occuper parce que on l'a vu avec Ramatoulaye malgré que moom moo nekk jigéen moo des ci kër gi te pourtant elle a mené à bon port sa famille donc yar na xale yi comme par exemple Modou Fall bu fa newoon nu mu leen waroon yar nu mu leen waroon yaree même s'il y a quelques manquements yoo xam ne mu ngi si biir mais aussi yar famille nekk na loo xam ne tey jii dafa jafe surtout ak doom yi mbaa doon arrivé benn jour wala ñaari jour mu am problème moom ak ay doomam ba vraiment gis yoo xamante ne daal warta nekk noonu très bien loolu dëgg la yarinu xale moom fu ñu nekk nii dafa sooxe jamono boobu tamit sooxe na woon trop parce que mu ñu ngi waxu école xale yi dañ doon dem école Ramatoulaye am ay doom xale yi dañ daan dem école mais bien vrai Ramatoulaye dina leen jànkonteel ay problèmes yu dul jeex du jour au lendemain et même histoire bu si gën a doyar bu si gën a pathétique ndeysaan un jour dafa bett ay doomam ñu doon tux cigarette te doomam yooyu ay doom yu jigéen lañ donc loolu moom mu ngi interroger wu par exemple la place de l'école mu ngi naan si œuvre bi l'école vous transforme na fii en diablesse des fois da ngay yar sa xale yi si biir kër gi bu ñu normal mais bu ñu demee école ndeysaan da leen di détourner sur le bon chemin donc ba tax na école da leen di soppi jikko yi ba tax na tamit ñu si lancer un appel rek si parents yi il est bon parents yi di jaar à l'école di saytu seen doom lu ñuy def école parce que école pour jàng la mais souvent xale yi non seulement dañuy ñëw jàng si mais aussi dañ siy raxaale leneen loo xam ne nekkul jàng te souvent di est-ce que du àndandoo moo aussi mën na ko def àndandoo très bien et pourtant loolu lay doon day ñëw génn kër ga fekk àndandoo boo xam ne àndandoo bu bon la kooku détourné ko teg ko si raay yoo xam ne jëmul kër mais loolu parent bi bu ko xamul bu ñëwul école jéem a saytu doom yi lu ñuy def foofu gaa mun na ko ñàkk a xam parce que école njàngale bi école la yem xale yi bu ñu wàccee bu ñu génnee école bu ñu ñibbi foofu enseignant bi du topp si ginnaaw élève bu nekk bu mu dugg këram donc foofu dina soxla donc yaay yi wala parents yi de manière générale di saytu seen doom seen emploi yi temps sax ban heure la ñuy wàcc ban heure la ñuy dugg loolu yëpp da siy baax parce que une fois que xale bi xam ne rek yow yaa koy contrôler dina am lu bëri loo xam ne même bu ko naroon def sax dootu ko sañ a def mais aussi Ramatoulaye mu ngi jànkoonte par exemple benn problème ndeysaan doomam
bu jigéen boo xam ne malheureusement dañ kaa enceinte. Donc loolu yëpp aussi di firndewaat le problème de l'éducation. Même étant une maman donc yaay boo xam ne bëgg na njabootam mu ngi ci xeex. foofu aussi mu ngi ci wane ay sikki-sak. mais tamit dans le moment mu ngi wane ba tey encore le problème de l'éducation yemu fa. ndeysaan tey yar ni doom dafa jafe. parce que Moussa xoolal suñu kër yi ñun nu ñu dëkkee. kër yi dañu xat promiscuité moo fay daw. de telle sorte que souvent dañuy dégg sax parents bu ñu bëggee tëdd noppaloo ko nañ naa xale dem leen si midi. si mbedd bi autant pour moi. donc foofu day wane ne par exemple ñun suñu dund suñu cadre. du participer au bon. à la bonne éducation des enfants. parce que xale bi ngay naan dañuy rejeter xale yi si biti. or que mbedd bi yaratul. autant mbedd bi daan na yar dañ doon yar si kër gi boo génnee si biti dañ lay yar parce que boo génnee si biti par exemple tey boo doon xeex si mbedd bi wala nga saaga ni si mbedd bi benn kuy romb moo lay jàpp dóor la bëgg a dee. doo sañ a dugg si kër gi gars yi gis yaa ngi jooy parce que looy jooy boo ne damaa saaga si mbedd bi diw dóor dañ la koy yokkalaat mais loolu moo amatul yar bi newatul ay yeggatul si mbedd bi yaratul parce que tey sa doom bu génnoon fii tey ñu dóor ko boo moytul ku ko dóor police lay def ba tax na même sa doom lépp lu mun di def si mbedd bi kenn du ko xool ku nekk day jàpp jàmburam donc foofu on voit la démission société bi dafa démissionné pas yenn parents aussi dañ dem ba démissionné si nga xam moom mooy éducation xale Mariama Ba donc mu ngi suñu encore si biir œuvre am mu nekk li am solo vraiment di ko ndokkeelaat monsieur Sène ci explication yi nga xam ne leer nañ trop ci ñu am ci œuvre bi li nga wax noonu am na solo émancipation muy li nga xamante ni jigéen ñi tey ji surtout l'éducation bu ñu ko waxee rek jàpp nañ ne sookul bi ki nga xamante ne mooy base bi rek tey ji jigéen lay doon parce que mooy des ak xale bi kon war na ko mën di saytu war na xam fu muy teg tànkam ak fu mu du teg tànkam waaye aussi ci biir roman bi ñu demaat fa rek dama doon wax naan Modou Fall ba mu tànkee Bintu kee dafa nekk Sicap kii dafa nekk ci këram waaye est-ce que ba mu deewee ñoom ñaar jëmuñu leen a unir wala dafa dee affaire ba tas na mu demee. très bien donc bu ma taxee la Bintu moo dëkkoon à la Sicap à la villa Sicap. Ramatoulaye dëkk à la Sicap Fale. donc ñaari kër yu bokkul. waaye Modou bu mu génnee àdduna. donc foofu c'est tout à fait normal. donc dañuy indi ki nga xam ne moom mooy Bintu mu ñëw à la villa Fale. donc def protocole yi nga xam ne nit bu génnee àdduna nu ñuy defaral jabaram yi. donc ñu commencé firi seen selletu yi ñu yoroon. te foofu Ramatoulaye ndeysaan mu ngi naqarlu sax nu ñu ko defee. parce que moom nee na ànd naa ak Modou 30 ans de mariage. kenn ndeysaan ay quelques dizaines 4 ans de mariage la def ñuy méngale 4 ans de mariage ak 30 ans de mariage parce que nee na par exemple sœur yi ki nga xam ne parce que buñ lay firi sa sœur yi ki nga xam ne sa jëkkër ñoom ñoo lay firi ñoom ñoo commencé woon di leen taggas yéen sa jëkkër seen jëkkër dafa baaxoon et cetera yéen ngeen mel ne donc moom loolu gisi su boppam ba foofu lu muy souligner mu ngi souligner hypocrisie de la société parce que moom nanguwul mënul woon nangu ñi méngale 30 ans de mariage ak ki nga xam ne 4 ans de mariage ak ki nga xam ne par exemple moom moo tax ba mu bàyyi njabootam ñi méngale ko ku seen mbaaxaay ñoom ñaar moom loolu gisi su boppam léegi foofu bu ñu continuer aussi si biir téeñu bi léegi bu ñu demee nag bu ñu sangu ba desul dara ndax lu dul miraas bi mais bind bu fa desee un quelque temps après day rejoindre na këram et même Ramatoulaye mu ngi koy wax si roman bi mu ngi naan tey Bintu dina ñibbi këram mu ngi naan alhamdulilah foofu ba nga xam ne par exemple moom xat-xat la woon ci moom sa Bintu ñu fekk si ko ci këram léegi bu ñu paree nag ba desul dara lu dul miraas bi si la coow jibee ci la coow am na xëccoo am na parce que d'abord par exemple papa bu mu génnee àdduna rek dafa am le réflexe mu jël benn avocat bi dem à la Sicap à la villa Sicap recensé yi fa nekkoon yëpp ci ay bagages ñu teg après jour miraas bi nag bu ñu ñëwee pour miraas bagage yu ki nga xam ne moom moo génn àdduna mais lu ñu remarqué am na ay bagages yu bëri yu newoon ci liste bi gisuñu ko ci kër gi ñoom Bintu ñoom yu ñu joxe am na ay bagages yu bëri yoo xam ne manqué na fa ñi ay jaaro xaalis ñi ay meubles yoo xam ne en tout cas c'est facile à déporter ñu génne ko ñu nëbb ko donc amoon na daal ñu fa manqué mais Ramatoulaye malgré que cela ndeysaan nee na moom dafa am yërmande même yooyu sax nee na moom yëngalu ko ñoom dafa gay ñoo fa ne woon di kii et cetera mais moom ndeysaan nee na sur le champ moom dafay yërëm ki nga xam ne moom mooy Bintu ak yaayam parce que ñoom si ndóol lañ dëkkoon ba Modou génne leen si Modou bàyyiwaat na leen si donc ce qui veut dire que ñoom dañuy dellu si ndóol automatiquement ndeysaan mu daal di leen yërëm léegi nag buñ ko defee à la villa Sicap donc kii moo ko jënd jëkkëru ki nga xam ne moom mooy Daba moom mooy hypothèque kër gi jënd ko donc ñoom Bintu ñàkk nañ beneen côté bi encore chèque bi nga xam ne contrat bi nga xam ne moom la Modou Fall doon fay chaque fois Bintu 50 000 pour mu bàyyi jàng ñoom tamit dañuy foogoon ne même Modou bu deewee sax
loolu day continuer. léegi ñoom tam ñu koy réclamer di ko kaas mais malheureusement loolu tam bénéficier amuñu ko. kon boo gisee ni kon Bintu perte na ñaari yoon. très bien Bintu perte na ñaari yoon. moo tax it nit. waroo dugg ci moom ndax xaalis. sa ndóol aussi. waroo koo jaay ndax dara. parce que yàlla kese xam ndax mënoon naa am bu continuer ay études am. yooyu yëpp mën na ko cee bañ a fekk. waaw comme li ñu temps bi xoñ nañu trop trop te xam ngeen ne lu gën a neex rek. lu gën a duuf. xajul ci nag bi xajul ci cin li kon donc dañuy mën a def benn vue en perspective. bu nga xamante ne mooy roman bi tey bu ma la doon laaj ci roman bi yan jàngat nga ci gën a mën a jàpp yan jàngat nga ci gën a mën a tout simplement indi ko ci li nga xamante ne mooy tey société bi war leen koo jox yan jàngat lay doon. waaw tey jàngat buñ si téye rek am na solo trop parce que mën nañu wax ne œuvre bi Mariama Ba ndeysaan profité na si dénoncer en tout cas ay manquements yu bëri yi nga xam ne moom mooy xew si dëgg bi surtout ak yelleefu jigéen ñi yoo xam ne souvent góor ñi dañ leen di noot dañ leen di jàppee comme ay jàmm te waruñu nekk ay jàmm te souvent ñun góor ñi dañ leen di toroxal du leen jox autant pour moi seen ak yelleef Mariama tamit si biir œuvre bi mu ngi dénoncer mu ngi boole li nga xam ne mu ngi ñaxte li nga xam ne moom mooy yàq bu ñuy def si dans les cérémonies donc yàq boobu pourtant mun naa ñàkk muy di dëj muy ngénte muy céet dañuy xool par exemple nit yi lu ñu si yàq day bëri ba nga xam ne xew bi bu jàllee on se retrouve dans les problèmes te pourtant loolu mënoon nañ ko éviter ñu bëri tey ñu ngi fii génn nañ àdduna pourtant waroon nañ mun a ñàkk génn àdduna bu soobee yàlla parce que manqué nañ ordonnance war nañ hospitaliser mais amuñu sax lu ñuy jëndee ordonnance dañuy xaar maintenant nga dee ñu door a indi ay nag ay 200 000 ay 500 000 di la ko ndawtal mais loolu amul njëriñ à ton vivant lañ la ko waroon defara ñu jëndal la ordonnance wala ñu hospitaliser la moo gën ñu xaar ba nga génn àdduna ñuy door a indi loolu aussi ñuy rafetlu le côté éducation bi nga xam ne Mariama Ba mu ngi koy junj si biir œuvre bi donc yarinu xale bi parents yi nañu góorgóorluwaat nañu gën a taxawaat seen xale yi ñu bañ a découragé gaa affaire bi métti na jamono bi changé na donc tentation yi bëri na muy télé yeeg internet bi loolu yëpp déjà mais bu ñu démissionné rek day garab lu ñu mën a def nañ jéem a orienté xale yi télé yaa ngi fi internet baa ngi fi loolu mënul ñàkk mais nañ leen yee si nan lañu war a jëfandikoo nouvelle technologie yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñëw léegi fekk suñu ñu jaajëfal aussi Mariama Ba foofu tamit mu ngi juñu ndeysaan sama mbokku jàngalekat yi mu leen di tàggat foofu muy commencé si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk case tout petit ba enseignant université ba donc mu ngi leen di jaajëfal ñu leen di jaajëfal tamit si nga xam ne liggéey bu nga xam ne ñoom koy def surtout année bi nga xam ne moom mooy année coronavirus donc ñu ngi jaajëfal bu baax vraiment di féliciter enseignants yëpp muy Sénégal di feneen di leen féliciter encore si résultats yi nga xam ne résultats yu baax yi nga xam ne ñu ngi koy am si examen yi nga xam ne ñoom ñoo jàlloon ñëpp waaw pour tënk ko rek comme que temps bi dafa xaw a xat en tout cas ñu ngi siy kontaan bu baax a baax xam naa ñàkk ñu ñëwaat si encore si yeneen séance de manière beaucoup plus détaillée d'une manière beaucoup plus détaillée nekkoon seen émission bi ñuy wax Art Expliqué ki lañ koy présenté di Moussa Diouf tey ma dalaloon monsieur Sène doon wax ci roman bi nga tudd Une si longue lettre kon monsieur Sène lan mooy doon ce mot de la fin ci émission bi. waaw balaa maa tàggoo rek en tout cas damay gërëm bu baax di rafetlu téere bi nga xam ne moom mooy téere bi nga xam ne moom la Mariama bind di naan bokk na si téere yi nga xam ne gën nañ maa marqué ñu gën nañ maa neex dem koy lire di ko liiraat mais du mu sa doy parce que importance livre bi te livre bi am na solo ba nga xam ne firi nañ ko si ay kàllaama je pense 26 làkk lañ ko traduire waaw 26 làkk ba ci olof beeg ba ci anglais beeg xam naa séeréer bi bu ñu ko dugalul sax man mi dinaa ko dugal et cetera pour que ne livre bi nu ma amee ampleur nu ma amee solo waaw ba tax na rek ñu si tënk ko fii ñu si profité di remercier encore une fois de plus suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñooy suivre à travers 24 médias ñu leen di damoon di leen di safoo di leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax yow tamit ñu lay féliciter di la encourager en tout cas di la naan ñu ngi fi ñu ngi sa ginnaaw lépp loo xam ne bëgg nga ko si émission bi rek incha allah dinañ ko taxaw incha allah monsieur Sène gërëm naa la bu baax a baax di leen wax tamit roman la boo xamante ne comme ni nga ko waxee rek neex na trop te lépp mënuñu ko expliquer li nga xamante
xamante ne mooy essentiel bi daal jël nañ ko jéem a tënk ngeen jéem koo xam mais ñi nga xamante ne mooy élèves yi aussi war nañ di lire ma leen di wax au passage parce que dara gënta neex ngay lire waaye lire loo xamante ne déjà am nga goût bi wax nañ la nu mu demee kon war ngeen dem dénicher ko xam bu baax a baax la fa nekk xam bu baax a baax parce que lii war na leen la fa ne kon yéen li ngeen di soxla rek mooy gën a xam kon gën a xam boobu boo leen lire livre bi di roman une si longue lettre di ngeen koo xam seen mbokk la woon di Moussa Diouf ci seen émission bi ñuy wax Art Expliqué ñu ko doon def fii ci 24 médias di gërëm waa groupe 24 médias yëpp di leen wax ba beneen yoon ci beneen numéro ci seen émission bi bu ñu naan Art Expliqué merci